talaata fukki fan ak juróom-ñaar ci koor atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukki ñett gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës wàllum kérosène gi ñu wax ni dafa daal di ñàkk ci aéroport Sénégal yi Sophie Gladima di jëwriñ ji nga xam ne moo yor wàllu bu ni mel daan nay ñëw nag di leeral ne du daa ñàkk waaye nag dafa nekk loo xam ne ay jumtuwaay la ka taxaw goo xam ne kër lañ koo def ngir lu ni mel ñu mën koo fàggu doon te ñaawlu na ak teel a génn ki nga xamante ni bi société bi nga xam ne SK Académie daan na koy def mu jàpp ne moom moo indi njiixi jaaxay ci bopp askan wi ay daal dañ ko teewlu si njëlbeenu xibaar yi moom ak ki nga xam ne moom ñu dénk lépp lu jëm si wàllum aéroport di ki nga xam ne bi moo di Khassimou Touré dinañu daal di def fap taxaw seetlu si wàllum wér-gu-yaram ak ànd gësam ñi nga xam te ne bi daan nañuy ñoom it ne dañuy wéyal seen i ñaxtu yooyu ñeenteelu seen naal yi sëmbu di plan d'action lañu daal di bëgg a door si àllarba ji nga xam ne moom ñu dégmal jàpp gerew ñetti fan goo xam ne dañ ci daal di toftal ab toogaan bu ñaxtu seen i kàddu li wundu lu ni mel dañ ko daal di teewlu si biir xibaar yi dañu daal di taxaw seetlu it si jongante yi nga xam ne mooy am foofee sa diwaanu France diggante Emmanuel Macron ak Marine Le Pen ñaari lu wërngal bi dinañ ko daal di amal lu yàggatul dara dami ay réewum France yi nga xam ne nekk fii si réewum Sénégal àdduna ñu si mbir yi waaye nag ñi nga xam ne ñoo afek Le Pen seen i kaddu xaw na leen a ëlëm di ni ñu duppee extrême gauche bi nga xam te ne bi seet na ci Éric Zemmour dinañu daal di def ab gëstu ni ki talaata ju jot di tekki ci réew mi tey nag ñu daal di waaye fekk ñi nga xam ne ñu ngi jaay wàllum béton ak li nga xamante ne bi moo di suuf si Ndakaaru li nga xam ne moo ci am ni njeexital ak seen liggéey foofee ca cité Damel Aïssatou Kane dajek ñoom nañ ko daal di teewlu si biir xibaar yi mbokk yi li ma di gën a fës si biir jotaayu xibaar ñes ki ñu def si faram fàcc. nañ ko junjee ci bopp bi la ñuy dooree jataay xibaar yi ak lu jëm ci wàllum kérosène gi nga xamante ne bi ay xibaar yi boon ne ni ki démb ne dafay daal di màkkee ci réewum Sénégal rawatina ci dem geeg dikk gi ci jaww ji nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ngir li nga xamante ne bi mooy roplaan yi mën a am seen garab waana sim daan nañuy den si leeral bu ñu sukkandikoo ci Khassimou Dia Omar Khassimou Dia mi nga xam ne mooy directeur transport aérien mu ngi xam ne du ak ñàkk waaye nag ab doxalin la woo xamante ni bi mas na ko mën a jooyante mu gën a gaaw ay kàddoom ñu teelu ko ak Babacar Seck. ñu wax leen ni rek bi ñu ko yëgee déjà ñun commencé nañu ci liggéey parce que ñun suñu rôle mooy fexe ba teq problème bañ a am ci secteur bi. mais bu problème amee bi nga xamee ni aajo suñu coobare yi itam suñu rôle mooy fexe ba nga xamee ni problème boobu maanaam ñi koy yëg bu metti ñu wàññi yëgaay boobu noonu moo tax bi mu génnee déjà ci week-end bi ANACIM génne na benn notam maanaam benn information bi nga xam ne dañ koy jox ñiy dawal avion yeeg ñi moom avion yeeg yooyu pour wax leen ni boo ngeen di ñëw Dakar jël ngeen seen matukaay pour charger carburant ba nga ngeen di ñëw kooku mesure bu njëkk bu ñu jël teewul tey ci bés bi dinañu continuer di waxtaan ak waa ministère de l'énergie waxtaan ak SMCAD bi nga xam ne moom mooy responsable fourniture kérosène bi ci avion yi au niveau de AIBD waxtaan ak waa société AIBD ak compagnie yi ñun ñëpp dinañ toog tey waxtaan pour xool nu ñuy fexe ba régler problème bi. taxu mbir yi jëwriñ ji nga xam ne mooy wàllum pétrole ak énergie di Sophie Gladima daan na yëkkati kàddu yi leeral ci li nga xam ne moo di boobu li xibaar ak taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko donte ñaawlu na mu ne tel gee génn ak yàkkamti kàddu yi nga xam ne société bi nga xamante ne bi moo di SM kat yi daan na koy daal di def mu jàpp daal di ni njàqare ci bopp askan wi waaye mbir yi yeggul fa nga xam xale ko nit ñi foogee dëgg ay kàddu mu teelu ko si teewaayu Abdourahmane Li. Sénégal amul jafe-jafe ci jot lii di kérosène Sophie Gladima ngi dalal xel yi ba noppi di xamle ni ay motukaay jël nañu ko ngir bañ a dund torop jafe-jafe yu tukkee ci guerre ba ca Ukraine. tey nag yaakaar nañ ne am na bateau boo xam ne war nañoo tey mat gannaaw suba au plus tard état du Sénégal moo jël décision boobu andi du importateurs yi parce que ñoom importateurs yi tamit ñoom ñeneen ci àdduna bi dañ am difficulté pour am lu ñu naan molécule bi mais à partir du 20 amoon nañu assurance que molécule yooyu su soobee yàlla dina dugg si biir Sénégal te su duggee si Sénégal théoriquement problème bu jet bi dootu amati donc période bi ñu waroon seetaat moo doon entre le 20
et le 23 mais yaakaar nañ ne ak bateau boobu ñëw dinañ amut boobu xam ne nag kérosène bi manqué. jëm ci carburant bi jafe-jafe ngir jot ci am na mu lu jëw dañ ko wàllum pétrole ak énergie di nangu jafe-jafe boo nga xamante ni li ko teral moo di embouteillage yi. Le produit existe mais on a un problème d'accès. produit baa ngi fii waaye jot ci moo jafe tey ji SAED daa taxaw camion citerne yi lañu waroon a jëfandikoo jëm ci camion yooyu gis ngeen embouteillage ñuy dund ci réew mi nga xamante ni kon moo tënk jotin wi ci boobule produit ci bërëb yu ko jaayee waaye nag ci week-end wi ñu génn nangul nañu kuréel yuy yëngu ci wàllu woowu ñu mën a yóbbu produit bi biir réew mi ndax embouteillage amul woon na week-end bi yëpp nag dañu ko liggéeyoon. Tout le week-end nous avons travaillé. jëm ci gaz bi moom lii di principe d'interchangeabilité bi nga xamante ni ñi séq mbir mi nangu nañu ko daanaka tax na jafe-jafe amatu ci waaye bu ñu deful nag leneen na indeeti jafe-jafe si jote si gaz bi. itam dañuy ñaax sénégalais ñoom itam dañu war a aar seen dëkk ndaxte tey suñu jëlee butéel yi nga xam ne ñun ñoo ko moom mu nekk suñu réew ci dem di ko jaay si yeneen réew bu muy andi ay rupture entre jullit ak jullit vraiment loolu moom ñu ngi ciy ñaax. société SMK yi daanaka daa yàkkamti loolu si xamle ne kérosène daanaka daa ñàkk ci réew mi si gis-gisu jëwriñ wi muy ab société bu nangu ne def na njaaxuma si jamono joo nga xamante ni groupement des pétroliers professionnels des distributeurs de pétrole au Sénégal ngi dalal xel yi ne danañu def seen kéem kattan ngir dab soxlay askan wi. d'ailleurs loolu la ñu wax sax ñoom nañu booloo defandoo benn appel d'offre parce que ku nekk si ñoom da nga daan defi sa appel d'offre tey li ñu leen wax mooy ñoom booloo nekk benn dem defi appel d'offre su fekkente ne amuñu ko nag ñun dinañ seet au niveau étatique lan war a def. loolee sax moo waraloon bile ëngamloo diggante ñi nga xamante ni ñoo séq secteur bi ñu wut pexe woo nga xamante ni day law jëm kon si jafe-jafe wi nga xamante ni daanaka àdduna bi yëpp a koy jànkonteel. jaajëfal ko Abdourahmane Ly si wàllu woowu nag ñuy xam ne ni waa ELSA di société africaine de raffinage dinañu daal di door li nga xam ne mooy defaraat kérosène ginnaaw ñetti at yoo xam ne toog nañu liggéeyuñ ko fanweeri fan ci weeru avril bi nga xam ne mu nekk kilifa yi réew mi taxaw lu ni mel ngir mën a saafara jafe-jafe yi nga xamante ni bii seet nañ ko te li ko waral di ay jàppante yu am ci àdduna bi diggante Ukraine ak Russie ñu wax si leneen di wàllum wér gi yaram di loo xam ne it jalte am na ci ànd gësam bëgg daal di gësamaat ñoom doxee seen ñeenteelu tànk maanaam seq ñeenteelu jéego ñeenteelu plan d'action boo xam ne bëgg nañ ko daal di amal dinañu amal ñetti fan yoo xamante ne bii dañu daal di banque seen loxo waaye tamit dinañ ci daal di toftal li nga xam ne moo di ab toogaanu ñaxtu ñaawlu nañu nag li nga xam ne xew na ca diwaanu Louga waaye tamit li nga xam ne moom lañ gën a naqalu mooy tekki gi ñu tekki ndombal tànk seen naataango ak tuuma yi nga xam ne teg nañ ko seen i naataango yi liggéeykat foofee ca diwaan ba ñu dellu si waat si ak Mamadou Sy. gannaaw bu ministère de la santé et de l'action sociale bañee xaatim protocole d'accord bi dox diggante nguur gi ak ànd gësëm mbaalo jàccam ak ñoñam fas yéene nag bu yëg seeni xeex moo waral ñu daldi taxawal seeni ñeenti plan d'action. protocole bi signé guñ ñaar ministre bi nee na même bu dee dañ ko signé ban bis lay doon ban date ñaar mbirum système indemnitaire wala système de rémunération gouvernement ba léegi tontu wu ci xanaa nag plan d'action bi li am solo mooy dina am grève suba alxames ak ajuma 72 ci le 27 avril ñu def si ànd gësëm di ñaawlu itam duñu tekkee ndombal tànk directeur hôpital bu Louga waaye itam lu ñuy toppee ñenn ci ay agent yi nekk ci biir hôpital bàyyi ñi nga xam ni bokkoon nañu ci mbir mi. mënuñu wàcc directeur bi ba noppi tëpp ñeneen ñëpp ñëw ci sage-femme yi leen bu ndoxataale loolu la ñuy wax mode opératoire asymétrique et sélectif waxuñu nag nañu jàpp ñëpp wala nañu bàyyi ñëpp mais dañu ne bu fekkee ñu ngi jël ndogal bi dinañ ko teg ci yoon. travailleurs sociaux yi ñoom ci jamono ji bokk na ci seen càkkuteef ñu fexe rek ba jox gëdd li di action sociale ñenn ci service seen budget mu ngi diggante ñeent ba juróomi million mu doon nag lu néew lool. soo xoolee budget yi ay régions yi ay 5 millions 7 millions 4 millions donc xam nga loolu mënut a yore service dañu jàppale social bi mooy jël en charge xale yi mag ñi jigéen ñi walaago yi ak ñoo xam dañoo nekk ci jafe-jafe et ñoo xam ne aussi dañu war génn ci jafe-jafe boobu ñu dem ci ànd gësëm fas yéene wéyal xeexam ngir rek mu mën a am ndam bi lee syndicat nag di feddali soutien am ci seeni camarades yu nekk ci Touba
bu Ourossogui Kaolack ba Mbour ñuy sàkku ci nguur gi ñu daldi rek tabb ñi nga xam ni am nañu profil direction yu ñuy gérer. ñeneen ñu mer ba futu di ñi nga xamante ni bi ñoo jiite njàng mu kawe mi foofee ca université Gaston Berger bu Ndar ginnaaw bi nga xamante ni bi nag ndongo yi nga xam ne dañoo nekkoon ci banque bi yoxo daan nañuy woo seen i naataango yi nga xamante ni bi ñoo war a jël si sik ubbite ñu toog seen i kerte bañ a ñëw foofu si daara ja ñi nga xam ne ñoo di kilifay daara ju kawe ja njàng ma foofee rawatina dëkkuwaay di wàllu kurus nag daan nañu ñaawlu ni mel te ñoom nee nañu lépp loo xam ne war na si kàlla ngi ñi bëgg ñëw daal di jàng si danañ ko daal di def nañu teewlu kenn si ñoom di ki nga xamante ni mooy recteur bu CROUS di koo xam ne yëkkati na ay kàddoom si micro suñu ndaw la ñu teewal foofu ci diwaanu Ndar Momar Alice Niang ak Matar Seck. grève moo baaxul ñu bëggee am calendrier normal bu former étudiant de qualité il faut lépp jaar yoon il faut nga am d'abord calendrier académique normal ni mu amee groupe boo xam ne dañoo bëgg a dem grève noonu la amee groupe ëpp ñoom dañoo bëgg a jàng te ñooñu dina jël toutes les mesures pour ñu permettre la ñu jàng def seen examen def seen i devoir mu leen évaluer kuy grève na nga grève mais bul yàqal ki bëgg a jàng te dinañ jël disposition yëpp étudiants yi bu ñu ci identifier ngay yàq enseignement jàmbur wala ngay def devoir wala examen comme ni ko université waxee dinañ la traduire en conseil de insécurité amul université amul université mun na fi dox ba 2 heures 3 heures du matin du am problème bu amee yenn incidence yu fi am man ci ñeenti at yi ma fi nekk ñetti incidence laa si gis ñett incidence benn bu mujj bi mooy bi nga xam ni mooy kaawu Seynabou Ka bi nga xam ni donc jël noonu bakkanam ci biir université man en tant que directeur de course du ma ni man ñi nga xam ni ñoom laay mes pensionnaires nga xam ni man nañ ko dénk man ma jàppee ku nekk étudiant bu nekk xanaa facteur d'insécurité mënuñu jël population bi ku nekk teg benn policier wala benn gendarme ci nit tey jii amuñu problème disponibilité de l'eau bu nee ma am na problème pression bu ndox bi nga xam ne moom mooy jël ndox mi yóbbu ci premier étage yóbbu ko ci 4e étage loolu mun naa d'accord. mu nekkoon kàddu yi recteur bu UGB ak directeur bu CROUS foofu si diwaan rek jafe-jafe yi nga xam ne am na fa daara ju kawe ja jafe-jafe ngi wéy si postu ba léegi ginnaaw ñàkk di ko goo xam ne dox na si diggante liggéeykat yi ak ñi nga xam ne ñoo leen yilif kilifteef ga nag dañu daal di yëkkatiwaat beneen note de service boo xam ne fësal ne ñoom du ñu mën a am li nga xam ne moo di avance qualité nag loole waral ndox toll leen ci baat ñu ne muñ nañ mënatuñ ko muñ yëkk nañ génn nañu yuuxu seen naqar woowu si fekkeek maam Seynabou Babou. liggéeykatu poste yi mer nañ torop génn nañ ci suba gi ngir ñaawlu yorin gi nga xamante ne waa direction bi moom lañ yore poste góor ak jigéen ñëpp takk seen brassard yu xonk taxaw ci buntu direction bi ngir fësal li leen nakari ab note de service bu leen di xamal ni duñu jot avance korité lii le mu leen gën a génnee état bii bi baale war a comprendre que ni avance yooyu bu ko bëggee jëndee ay ndogu yoo xam ni da koy def ci auto poste yi nga xam ne tey jii nii c'était destiné à l'exploitation dawal leen ak carburant poste Koda pour reconquérir une base politique sur le dos des travailleurs loolu kenn du ko nangu. mer ba fuutu loolu te pare tamit ngir jàmmaarloo kii di directeur général bi ndax jàpp nañ ni dañ ko fi war a jëlee. wax dëgg yàlla amatul ba xam waratul am sañ-sañ di wuyoo directeur général de la poste loolu nag bu fekkee ni ñu ko dënk poste bi nanguñu ko décréter les travailleurs doivent décréter cela. poste nag di gën di nekk ci ay guuta liggéeykat yii le ñu ngi xalaat ni sax mën nañ ñàkk seeni liggéey. mu nekk loo xam ni bu ci saafara amul la doon def suñu dignité di def suñuy fierté di def suñu sutura te
tey jii dina wuññeeku wàññi boo gis nag ci benn lay tàmbalee. bu weesoo népotisme ak gabegie ak clientélisme politique bi nga xam ne gis nañ ko fa liggéeykat yii lee ñoo ngi ñaaw tamit retard de salaire yi nga xamante ne tàmbali nañ ko gis. Mame Seynabou Babou ñu wax ci leneen di wàllum kaaraange geeg xeex lépp loo xamante ni bii moo di ñaari jaay njollo ak li nga xam ne moo di yamba ñi nga xam ñoo di takk der yi gendarme yi teg nañu ab loxo li nga xamante ni bii li mu toll ci juróom-benni téeméer ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukki kilogramme muy yamba yoo xamante ni bii daan nañ koy teg loxo diggante Ndakaaru ak Thiès toftal na ci. ay woto ak ay moto yoo xam ne tegal nañ ko loxo buñ sukkandikoo ci colonel bi nga xam te ne bii lieutenant colonel Abdoul Mbengue mi nga xam ne dikk na ci leeral moom mooy commandant légion commandant ouest bu gendarmerie ouest ay kàddoom ñu teewlu ko ci leeral. liggéey bi nga xam ne gendarmerie mu ngi koy liggéey ci xeexum trafic de drogue au niveau national ci ndigal suñuy kilifa muy au commandant de la gendarmerie. Légion de gendarmerie ouest def nañu ay patrouille ci week-end bi ñu génn week-end Pâques patrouille yooyu may nañu ñu jàpp quantité de drogue bu xaw a takku bi ci jëkk mooy ci guddi 16 au 17 avril à brigade Anne jàpp nañu lu toll ak 493 kilos ci lendemain bi mooy guddi 17 ak au 18 brigade zone franche jàpp nañu à Mbao lu toll 157 kilos donc boo boolee yooyu yëpp muy 650 kilogrammes yamba boo xam ne jàpp nañ ko ci benn week-end donc leneen li nga xam ne jàpp nañ ko toujours ci opération yi mooy ñaari oto ñaari tricycle benn gaal ak moto bi koy dawal am na aussi juróom-benn nit yoo xam ne teg nañ leen loxo damay profiter ci occasion bi pour di lancer un appel aux populations pour que ñuy gën a collaborer ak les forces de sécurité. wàllum politique ñu wax ci ak parti réew yi nga xamante ne bii ñoom it ñu ngay wàcc li nga xam ne moo di jongante palum ñi nga xam ne ñoo di ndawi réew mi di élection législative yi parti réew mi bu dee sekk ne nañu jekk nañu ngir daal di taxaw ci wetu waa coalition Benno Bokk Yaakaar ngir daal di am ndam ci te ngay jekk li ko war jënd caaray kaw kii coordinateur ba yëkkati kàddu ya Abdou Salam Mbaye ñu teewlu ko ci micro bu daal njaaj ndigal la ñun dañoo bokk ci parti réew mi te suñu kilifa dafa nañu ci Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle la ñu bokk képp ku ci bokk nag sas nañu la nga dem liggéeyal kilifa yi liggéeyal nag moo ñu dem wuti collecté boo collecté nombre bi ñu la sas wala nga ëppal ko xamal ni boobu mission bu noble la comme nag ñun suñuy kilifa ñoom ñoo ñu sant ñu dem def parrainage il faut que buñ fa des gannaaw coalition Benno Bokk Yaakaar ñun jébbal nañu leen Abdou Salam Mbaye coordinateur parti réew mi jébbal nañu leen junni ak téeméeri parrain ñu jox leen ko tey jii mu doon suñu premier G defe naa ñu ngi góorgóorlu pour que semaine bu jot ñu def lu nu toll wala lu ko buntu la bu am solo parce que tey jii nii bu fekkee dañoo nekk ci terrain bi nag di ko liggéey am ñu nga xam ne dañoo yaakaar topp suñu gannaaw dëgg defe naa ni buntu la pour dugg assemblée nationale waaye nag dañ cee am yéene rek ak yàqin parce que yaakaar nañ ni muy assemblée nationale wala yeneen yu dul assemblée yëpp képp koo xam ne ni tey jii ni taxawaay bi ñu taxaw nga taxaw da ngay yaakaar ne boo fa nekkee rek jàppale sa askan wala liggéeyal sa askan bennoo boobu noonu munoo yow nga am sa njiit muy le président Idrissa moom mu nekk ci bennoo yow nga ne boo ko bennoo munul nekk ñun bennoo la ñu nekk waaye personne Abdou Salam dafa am ñu muy déranger ci bennoo politique ci réewum Sénégal politique it ci réewum France ak élection présidentielle yi nga xam ne ñu ngi ci nekk ñaari warngal gi ñu ngi ko daal di dëgmal moo dox diggante Emmanuel Macron mi yow wuutuwaat bëgg a wuutuwaat boppam ak ki nga xam ne moo di Marine Le Pen ñoom nag war nañoo daal di ajano ci àllarba ji ni ki ëllëg ci télévision bu nationale pour réewum France ngir ñu mën ko daal di topp ni nga xam ne noonu la ñu bëggee jiite réewum France ci Sénégal ñi nga xam ne ñoo di réewum France yi foofee nag daal nañuy jàngat li nga xam ne mooy xew foofee rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ duppee extrême droite ñi nga xamante ni bii bokk na ci Éric Zemmour ak Marine Le Pen yi nga xam ne ci wërngal bu njëkk ba am nañu toll ci juróom-benn téeméeri baat loolu nag ëlëm na ñenn ñi nga xam ne daje nañoo ak ñoom Pape Ibrahima Ndiaye ak Serigne Saliou Deme.
saay bu waree wax ci relation yi nga xam ne am na ko ak Sénégal cawarte mbégte rek lañu mën a séen ci li nga xam ne mooy bëtam yi. Guillaume Bachelet daanaka wóor na Sénégal jaarale ko ci métier bi nga xam ne moom lay def muy photographe moom nag Sénégal doon réew moo xam ne daf ko bëgg ba mu nekkee xale ba léegi mu ñàkk a gëm ne fii ñu bari ci doomu France Marine Le Pen ak Éric Zemmour lañu voteel. Réaction de dégoût, on va dire. On se demande, je sais. dama ci am na xër nan la ay nit di ñëwee Sénégal di fi dund ay njëriñ du jeex ba noppi di woteel Éric Zemmour mbaa Marine Le Pen dañu fi ñëw di leen signe fekk bëgguñu leen mais loolu mënul nekk leneen lu dul racisme. Du racisme primaire. Non, c'est vraiment le dégoût. lim bi nga xam ne extrême droite am na ko fii ci Sénégal ci premier tour bi daanaka dafa nakari français yu bari nekk ci réew mi yu bari ci ñoom jàpp sax ne mbir mu doy waar la Guillaume Bachelet di jéem a indi ay leeral. am na ay nit yu si mel ay militaires nga xamante ne duñu yàgg Sénégal te it ñu si ëpp ñuy woteel extrême droite salir ñu jógee muy ñoo nga xamante ni dañoo à la traité nga xamante ni kon beneen jamono la ñuy dund. Beaucoup de retraités ont fait gannaaw lu ëpp fukki at mu ñëw fii ci Sénégal def fi li nga xam ne mooy ay vacances Fabrice Tama ànd ak njabootam ñëw profito ci temps bu neex bu nekk ci Ndakaaru waaye fàttewul benn yoon enjeu yi nga xam ne moo am ci élection présidentielle française bu ren fi sax ci Ndakaaru la seetaane vidéo bi. Pour tout vous dire, j'appuierai pour que les Africains soient attribués au Sénégal, pays sage et respecté de la Grande Afrique. réaction buñ ci am gëmul benn yoon kàddu yu candidat bu Rassemblement national yëkkati. On peut pas dire d'un côté. moom li muy wax leerul ci boppam nee na dafa bëgg Sénégal dugg ci conseil de sécurité te ci beneen wàll ga mu ngi naan étudiants yi jóge Afrique rawatina Sénégal dañ leen war a wàññi ci France su fekkee nag bëgg naa dimbali réewu Afrique yi li mu mën a def moo di continuer di dalal ay étudiants yoo xam ni dañuy jóge Afrique. Dans nos écoles. jogonteem ak Emmanuel Macron Marine Le Pen tàmbali na séduire continent bu Afrique bu ñu sukkandikoo ci observateur yi jege na loolu li nga xam ne mooy pouvoir bi ki daal di toog ci boppu réewum France waaye fii ci Ndakaaru ñi nga xam ne dañuy voté wala bokk ñenn ci ñoom bëgguñu li mel. yaakaar naa ni ñi nga xam ne nag ñooy doomi France yi war a voté dinañu xam mbir yi ni mu demee ba tax ñuy voté ki nga xam ne moo di Emmanuel Macron saa yuñ demee élection rek nga xam ne moo di Marine Le Pen dafay gën a jege. Guillaume Bachelet moom dina dem voté ci ñaareelu tour élection présidentielle bu France ki nag daal di dugal loxoom bu baax ci résultat yi nga xam ne lañuy xaaj Sénégal doon réew moo xam ne photographe bi daf fi ñëwoon couvrir élection présidentielle bu 2012 waaye boobu ba léegi nag mi ngi fi toog te naka noonee sax te photo woon alternance bi amoon ak victoire Macky Sall jàkkaarloo ak Abdoulaye Wade waaye Guillaume Bachelet jamono ji bëggul coppite boobu am ci réewum France ndax jàpp na ne Marine Le Pen danger la ci réewam. Ah ouais, non, j'imagine pas gagner. jaajëfal ko Pape Ibrahima Ndiaye ak sëñ Saliou dem si gëstu boobu nga xamante ne bii dellusiwaat na si doomi réewum France yi nekk fii si réewum Sénégal ñu dem si jaay si réewum Sénégal wàcca yëpp Korité gi ak soxna yi nga xamante ne bii ñu ngi wàññi nag di jënd ak yeesukaay ngir bis ba waaye ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi tamit nee nañu jaay yi tàmbali na xumb fas na si jàbbu HLM ñi nga xamante ne bii jëndikat yi si sam nañu ko si gëstub Ami Diouf. ay bazin fil à fil Getzner fii ci marché HLM ñu tàmbalee waajal bu baax lii di Korité bi ci boutique bi soxna yi bëri lool ku nekk di def sa choix bu ñu sukkandikoo ci kii di Serigne Fallou. ñu ngi jaay de client yaa ngi ñëw bagage yaa ngi fii gis nga bagage yu bees wàcc na macha allah daal nga ñu ngi suñ bopp ku xëy si yaa ngi wàccaale waaw ñu ngi ñëw moom wax dëgg neex yàlla ñu ngi ñëw. mu dellu di nga xam ne at mii li nga xam ne nag mooy tendance mooy brodé pirxa bi. waaw boo xoolaa pirxa bi bii daal xam naa ne moom xale yi bëgg nañ ko moom waaw mooy brodé paquet yi quoi. dafa bëri ay qualité nag am na 30 000
am na 25 000 am na ba 150 000 parce que bii nga gis ni 150 000 lay jar 5 fii moom booy xool li gën a jasneer la saa mu ngi si 10 500 pirixa bi ñu ngi koy jaayee dafa bëri ay qualité nag. ci wetam ñu dugg ci beneen boutique gérant bi ñu fi fekk duñu xamal tissu yi nga xam ne ñoo génnaat ci biir marché bi. am nañ basin riche surtout fils na bi boobu xeetu basin riche bu bees la quoi mooy noblesse bi nii ak bii mabal yëpp loolu gars yi jël nañ basin bi yëpp dañ ko changé waat waaw te gars yaa ngi ko def bu baax a baax a baax bi ñu changé waat bu bees yi am na noblesse bi am na piment gold bi bari nay façon daal. Binta Balde di ab cliente bu fekk ko mu toog moom nag li mu tànn mooy tissu yu simple yi ndax rek dafa bëgg a woyofal lii di korité bi. ama habitude di jënd ay tissu man damay jënd avant wala peut-être après dama koy oyofal daal man moom dama koy oyofal wala mun naa jënd sax denc ko dama ko ñaax mais daal xam nga ci événement bu jotee ci ngay mën a profité gis ay tissu yi ñëw ay tendance ci nga koy mën a gis xam nga rek bu affaire yi jàllee mo day fekk lépp jeex. ñaari semaine dox suñ diggante ak lii di korité bi fii ci marché HLM client yi fees dell ngi jënd ay tissu fii nag ñu fiy fekk tissu bu nekk. jaajëfal ko Ami Diouf ñu la di jeexale ak li nga xamante ne bii moo di tekki fii gëstu bi nga wala bon bala laata loolu tàggat yaram ak li nga xam ne daan nay am ci li nga xamante ne bii moo di tirage au sort qualification coupe d'Afrique 2023 bu ñu war a amal foofu sa Côte d'Ivoire gaynde yi ñu ngi ci groupe L bi war ko seq ak ñi nga xam ne ñoo di waa Bénin Mozambique ak Rwanda ñu fàttali ne gaynde Sénégal yi jamono ji ñooy champion d'Afrique kon tirage bi jàpp nañu ne bu yamambaay la du ñàkk sax yeneen i jotaayu xibaar ci kàllaama sax di ngeen teelu jàngatu xeltukat yi ci wàllum tàggat yaram mag doon wax léegi ci wàllum tekki fi ak gëstu bi nga xam ne moom lañ ko jagleel ni ki talaata ju jot ñu utali ay ndaw yoo xam ne jaayum béton ak jaayum suuf la ñuy daal di yëngu ca cité Damel kenn ci ñoom daje nag ay satukan fii ci cité Damel ay camion ak pelleteuse di dem ak dikk ci bërëb bi ñu ngi fi ràññee ay béton ak i suuf ñu ngi fi fekk di yëngu ci liggéey bi pënd bi wër leen ci yile anam la waxambaane bi di doore waar bés bu ne léegi mu mot fukki at ak juróom ba mu tàmbalee buub suuf. maa ngi fii daal di dóor waar waaw bàyyiwuma dara damay dóor waar di yóbbu sama kër waaw gëm sama bopp mooy liggéey waaw damay jaay suuf jaay béton jaay xeer waaw mu gisee oto tamit damay dawal daal bàyyiwuma dara daal sàcc daal laay bañ damay xarit tamit maa ngi si damay jaay xar damay jaay lépp daal lépp daal wàllu góor def mu wàllu liggéeyam maa ngi si. camion yi ñuy def suuf ba béton ba mu fees mooy feesal gafaga ñi ci yëngu. béton bi fi ñu ko jëlee mooy carrière lañ koy jëlee di ko indi fii di ko jaay dàq ci dàq suñu wërsëg waaw des fois nga am bénéfice bu taw des fois tamit nga am bénéfice daal saa yi dëkk daal mooy loolu daal jàpp nga bénéfice bëriwul daal waaw léegi dañoo yokk lépp moo yokk waaw loolu moo tax bu dee béton métti bi mu doon jar ay ñu ko doon jaay ay 24 000 léegi mi ngi jar 26 suuf tamit noonu tamit moom mooy loolu par tonnage lay doon quoi da nga dem oto bi ñu jaay la par tonnage waaw starta oto bi ba mu fees nga ñëw ko jaayaat dàq ay 2000 ak 3000 ak donte mi ngi siy génn bu baax ndaw bi di jaay itam ay xar ndax jàpp na ni liggéey rekk moo wóor. góor moom mënul tëdd góor da ngaa war dem dóori waar waaw ndax boo jógul sa lal mënoo am dara wërsëg moom il faut que da ngay def fañ koy uti ji say fa nga yaakaare liggéey rek nga ne ko waaw boo jógul du mënoo am dara da ngay jóg ko dóori waar. bëgg-bëggam bi mu bokk ak ay ñoñam moo di nguur bi wàññi taxi jëm ci béton ak suuf si. àll ba lañ dëkk dañu ñëw fi dóor waar yóbbu suñu njaboot nañu gouvernement jàppale bu baax Macky Sall dañu jàppale ci wàllu kii bi daal taxi yi mu teg ci affaire de suuf teg béton beeg yooyu mu wàññi yëpp daal nga xam ne moom la fi yàlla suñu borom teg. bu dee bërëb bi tax na ñii di fi daane seen doole di gis seen bopp ba ci mën a faj seen soxla teewul ni day am ñeexital ci alam bi ba tax na ñu ci bëri ci ñoom dañu am jafe-jafe ci seen wérgu yaram du ci mel ni bu ñuy nokki
Aïssatou Kane Moussa Fall di leen jaajëfal leen mbokk ci teel bi fii lañ yëkkati bii la jotaay ba xibaar benn jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ak Adama Nushka Ba nees kiis ndogu bi nekk Cheikh Hassan Fall ndogu jàmm